maa ngi tudd Deneba Sall nekk conseiller de ville de Thiès nekk aussi porte-parole du maire de la ville Talla Sylla nekk aussi le coordonnateur des officiers d'état civil yor la commission domaniale de la ville de Thiès. li may wax ñëpp rek di ko wax fépp moom laay wax tey li maire de la ville Talla Sylla def ci mbas mi def ci période Covid-19 bi amul benn maire ci Sénégal amul benn autorité boo xam ni da nga yor mairie walla nga yor beneen institution boo xam ni taxawaay bi mu am ci mbas mi yow taxaw nga ko ndax di dundal 16500 talibés par jour pendant 99 jours période mbas mi te boo ko defuloon kenn du ko def amul benn maire bu ko def jox waa service d'hygiène tout le matériel bi ñu soxla woon le matériel d'hygiène bi ñu soxla woon pour saupoudrer dëkk bi saupoudrer place publique yi amul benn maire bu ko def ci Sénégal amul keneen koo xam ni ci dëkk bi def nga lu mel noonu jël lu tolloog lu ëpp 500000 masques distribuer ko ci biir Thiès nga xam ni ménage bu ci nekk ay masques yu maire Talla Sylla joxe jot nga ci loolu amul benn maire boo xam ni ci Sénégal yow def nga ko donc amul ci mbas mi daal loo xam ni moom def na ko fi keneen def ko te loolu moom leer na nañ beneen bi école di tijji école élémentaire yépp mu distribuer leen ay masques ba ñu doyal école yeneen yi di tijji muy les collèges mu distribuer le nombre de masques qu'il faut taxawu dëkk bi taxawaay boo xam ni ci wàllu mbas mi kenn mësul xalaat ni ab maire dina taxawe noonu même au-delà de Thiès période màggal bi mu jotee Talla Sylla est le seul maire boo xam ni yëkkati na 18000 masques yóbbu ko Touba jox ko xalif général des Mourides parce que Touba nag waa Thiès dañuy màggali waa Dakar di màggali ñi nekk ci Sénégal yépp di fa dem di màggali te waa Thiès bu ñu màggalee ba pare dañuy dellusiwaat Thiès mu jël 18000 masques yóbbu ko fa ci yoon bi mu doon dox pour dem Touba mu séddale ci yoon bi 26000 masques jàppale population yu nga xam ni ñu ngi ci yoon bi donc kooku yamul woon Thiès rek pour taxaw ci mbas mi parce que période boobu xam na ni bu autorité yépp jógul woon taxaw Sénégal fi mu doon jëm baaxul parce que préparé wuñu woon benn pandémie bu toll noonu pour jàkkaarloo ak moom donc li mu def ci mbas mi amul kenn ku mën a jóg def ay yenn réaction yi pour mën a pour tax nit ñi fàtte ko Thiessois yi duñ ko fàtte sénégalais yi duñ ko fàtte sëriñu daara yi duñ ko fàtte taalibe yi duñ ko fàtte service d'hygiène duñ ko fàtte ñiy dem ci place publique yi nekk Thiès duñ ko fàtte amul kenn koo xam ni dina ko fàtte ba ci tailleur yi nga xam ni tey ñooy wax ñu ci bëri ci ñoom fàtte nañu période mbas mi ci ban situation la leen fekkoon parce que bi mbas mi amee tabaski bi ci topp tailleur yi ñawuñu kenn joxu leen xaalis pour ñawlu korité bi tailleur yi ñawaluñu kenn demul pour que ñu ñawal ko yëreem te ñooñu ci ñaw yi ci la ñuy jëlee loo xam ne ci la ñuy yóbbu ci seen njaboot yi pour dundal leen ci loolu moo tax le maire de la ville Talla Sylla amoon initiative parce que période boobu nag fekkoon na am ñeneen ñu taxaw di ko may 500000 masques mu ni tailleur yi situation bii ñu toll nii bu ñu ci jógul seen njaboot yi dinañu am ay jafe-jafe parce que ñenn ñi seen doom yi nekk privé mënatuñu leen woon fayal ñi seen doom yi tawat mënatuñu leen woon yóbbu hôpital parce que amatuñu lu ñu leen jëndale ay garab yoo xam ne moo leen war a faj mu ni nañu jël un marché de 100 millions pour ñu confectionner 250000 masques yoo xam ni tailleur yi ñi ngi ko taxé mairie bi masque bu nekk presque 400 francs alors que période boobu boo jëloon liquidité boo génnee 100 francs am benn masque donc li mu def lépp pour taxawu leen la
pour que seen njaboot yi bañ a am ay jafe-jafe te période boobu kenn joxu leen benn marché. dama bëgg tailleur yi lu ñu mënti wax lu ñu mënti def bu ñu fàtte mukk ni période boobu le maire Talla Sylla a été la seule autorité de la ville de Thiès. Pendant ce temps-là ñeneen ñi ngi fi woon taxawuñ leen moom rek moo taxaw seen wet jox leen marché bu toll ci valeur bu toll noonu ba pare nag suñu waxante dëgg ab institution bu toll ni mairie de la ville de Thiès nga xam ni ay recette am yi mu waroon jot yi ci ëpp jotu ci parce que nit ñi bu ñu fàtte ni aussi période boobu fekk na taxe duggatul ci mairie bi fekk na impôt yi nit ñi doon fay te mairie di ci war a jot yooyu yëpp président defal ci exonération entreprise yu mag yi ak sax entreprise yu ndaw yi parce que boobu mënatuñoo fay terewul Talla Sylla di reyante fu nekk mu dugg fa di dem di wuti di seet nu ñuy recouvrer dara pour que tailleurs yi au moins li ñu leen ameel am benn partie boo xam ni dinañ leen ko jox le temps que recouvrement commencé waat normalement ba li ci des ñu mën cee jot. tey ku la ameel 100 millions fay le plus de la moitié ci ay conditions yu difficile xamoo sax fan la jaar ba ànd ak receveur le percepteur municipal ba recouvrer cet argent là pour fay la ko yow ngërëm nga ko ameel waaye ameeloo ko leneen ba pare au-delà des 60 millions là que les tailleurs ont reçu mais tailleurs yi bu ñu fàtte ni su fekkoon ci maire Talla Sylla kese la tey ji fekk na ñu jot seen xaalis yëpp parce que li war a am comme procédure jóge ci mairie bi maanaam ñu engagé ñu jot seen bon vert ñu yóbbu lépp perception municipale fi mu war a jaar les services de la mairie def ko le maire li mu war a signer mu signer ko dossier bi dem au niveau de la perception municipale moom def na ko la ca des le receveur municipal taxaw na wax ni le maire Talla Sylla li mu war a def lépp def na ko recevoir tailleurs yi wax leen ko wax leen ni moom dina engagé wu le plus rapidement possible ñu jot seen xaalis ba tax la ëpp ca genn wàll ga sax ñu jot ko mu waxaat leen ne leen li ci des balaa yàgg dinañ ci jot loolu nag ku la ko defal da nga ko war a gërëm waaye waroo déglu ay politiciens en perte de vitesse ñi nga xam ni leer na leen ni bu fekkee ay réalisation rek mooy fal nit Talla Sylla moom la Thiès waaye di falaat bu fekkee jege population yi rek mooy fal nit Talla Sylla moom la population yi di falaat Thiès politiciens yooyu di jël ñenn ci ñoom di leen monter di leen attaqué loo Talla Sylla parce que dañuy préparer élection yi nga xam ne ñoom jàpp nañ ni ñàkk nañ ko ba pare tailleurs yi waruñoo nangu loolu waruñoo seetaan loolu war nañoo fàttaliku démb fàttaliku li leen le maire Talla Sylla defal te au-delà de tout ça bien que li ñu war a jot ci seeni koppar yépp jotuñu ko te jot nañu lu ëpp moitié bi Talla Sylla personnellement ñenn ci ñoom même ci ñi doon wax ñi doon jël kàddu moom personnellement jël na alalu boppam ay millions may leen ko pour ñu dem régler seeni problème ndax am na ñu daan ñëw ci moom nag wax ni dañoo am ay jafe-jafe ci seeni liggéeyukaay mu yëkkati alalu boppam jox leen te ñenn ñi doon wax ci la ñu bokk donc war nañoo fàttaliku li mu leen defal walu ñoo bàyyi ay politiciens di leen manipuler di leen defloo parce que bu élection yi jegewuloon ñooñu du ñu ñëw di leen jege pour que ñuy jóg ñoom di attaquer le maire Talla Sylla donc dañ leen di wax seen ultimatum yi ñuy joxe nañu ko jël tege ko côté parce que Talla Sylla nag mi nga xam ni mooy le plus grand leader élève du mouvement élève de tous les temps le plus grand leader du mouvement étudiant de tous les temps ki nga xam ni moo tax première alternance démocratique am Sénégal ki tax deuxième alternance démocratique am Sénégal ci xeexam ci jàkkaarloo nguuram ñu proposé ko lu ne taxul mu dellu ginnaaw ki nga xam ni moo xeex ba ñu agressé ko ba ñépp ne ñàkk na ci bakkanam te terewul mu jóg di continuer son combat
ay xupp yëngalu ko. Donc seen menaces yi ñuy def ak seen ultimatum yi ñuy joxe du loolu mooy tax li leen dese ci koppar te nga xam ne li des ñu jot ko bariwul du loolu mooy tax ñu jot ko. loolu sax day yàq seen diggante ak ki nga xam ni mooy autorité municipale bi nekk le premier magistrat de la ville de Thiès. Donc bu ñu déglu ñi nekk seen ginnaaw bu ñu leen topp parce que bu ñu leen toppee bu fekkoon ñooñu jàppale leen moo leen tax a jóg bala ñuy jël Thiessois yi naan dañ leen di séddale ay millions yoo xam ne kenn du xamul nu mu toll dinañu jël loolu jox leen ci ñoom ñu régler seeni problème waaye bi ñuy nekk ci ay jafe-jafe gisuñu ñooñu ñëpp benn nit la ñu gis muy maire Talla Sylla donc seen menaces yi ak seen ultimatum yi nañu ko tege côté parce que du jàll ndax Talla Sylla nag mooy maireu dëkk bi ñëpp xame ko ci fulla xam ko ci fayda te kenn xamu ko ci ragal ba pare mu am nag njaboot gu taxaw ci wetam boo xam ne du ñu seetaan yenn yi kenn di ko def muy jàll. tey boo seetee ñi toog di wax ñenn ñi ci ëpp ci ñoom liste yi nga xam ne ñooy dem élection locale génn na ba pare te ñoom ñëpp ci listu ñi may wax nii ca la ñu ne ñooñu yëkkati leen ñuy dem wax ak ñenn ñi nga xam ñi ngi ci biir foofu tailleur yi te nekk ay nit ñu jub ay nit ñu baax ay nit ñu set ay nit ñu sell ñu yàgg am ay relation yu baax ak Talla Sylla damay wax tailleur yi di leen lancer un appel di leen wax nañu yeewu ñenn ñu nekk ci seen biir dañu leen di nax ay nit ñoo jaar ci suuf utiliser leen di leen xeexloo parce que lenn rek moo leen intéressé bu ñuy dem élection locale nit ñi bañ a woteel Talla Sylla parce que fi mu toll nii sondage yi dañu ne bu ñu demee élection locale nag Talla Sylla mooy gagné. C'est un appel que je lance aux tailleurs dem ngeen ba am ay relation yu baax ak le maire Talla Sylla ba audience publique bi am sax avant dernière audience publique bi nga xam ni moo am ci dëkk bi yéen la ñu defoon invité d'honneur ngeen ñëw jël kàddu yéen tailleurs yi ne li leen maire Talla Sylla defal benn maire mësu leen koo defal benn autorité mësu leen koo defal ci dëkk bi que bi ngeen sonnee jaaxle moom rek ngeen gis mu taxaw seen wet donc ay élection yoo xam ne fii ak 2 mois mu jeex nit ñi ku nekk demaat ci ay activité am bu mu leen jaral ngeen yàq seen relation ak ki nga xam ni dafa préféré lu bari mu jël ko teg ko ci suuf pour jël marché boo xam ne bi mu leen koy jox conseil yenn yu bari yi nga xam ni tey ñoo nekk ci yeneen liste naan dañoo bëgg a nekk conseiller dañoo taxaw ci conseil ne du fi amee kilifa yu bari ci dëkk bi tey ñuy laaj maire bi te période boobu dañoo taxaw ne Talla Sylla walu jël marché 100 millions di ko jox tailleur yi mu xeex ceeg ñëpp xuloo ceeg ñëpp parce que boobu yéen rek a ko ñoroon bien que amoon na ñeneen ñu am ay jafe-jafe ci dëkk bi mais yéen tailleur yi la ciblé woon xam ni mbir mi yéen la gën a laal bon nag delloo si leen seen xel ngeen fàttaliku démb ba pare ngeen sóor li nekk suñu kanam ndax li nekk ci suñu kanam moom ginnaaw bi mu defee réalisation yoo xam ne waa Thiès yépp teg nañ ci seen bët Talla Sylla moom Thiès avancé rek la gëm te dañu jàpp ni nag Thiès moom mënuñu ko defar sans yéen tailleurs yi mënuñu ko defar sans mécaniciens yi mënuñu ko defar sans menuisiers yi mënuñu ko defar sans corps de métier yi nekk ci dëkk bi yépp te ngeen xam ni yéen tey su ngeen doon marche Talla Sylla bu ko mënoon mooy ñëw taxaw seen wet li ngeen xaar pour jot seen alal dootu leen xaar lu toll noonu ndax bu fekkoon Talla Sylla kese moo leen ameel ñu wax waaye Talla ameelul benn tailleur 1 franc ville de Thiès moo leen ameel te ville de Thiès nag maire bi Talla Sylla la te incha allah
li des ci li nga xam ni yéen tailleur yi war ngeen cee jot parce que nag ñi ci ëpp nag jot nañu ba pare ñenn ñi ci des nag dinañu jot li ñu war a jot mais daal na ngeen delloo ci seen xel li ñu leen defloo nii ngeen def ko du seen cër te du loolu la dëkk bi di xaar ci yéen du loolu la nit ñi di xaar ci yéen parce que dëkk bi yépp nag gëm nañu ni Talla Sylla li mu leen defal ci mbas mi defalu ko kenn te beneen maire bu fi mënoon toog du leen ko defal. ginnaaw bi loolu lépp weesoo li ñuy wax tailleur yi rek mooy comme ni leen ko receveur percepteur municipal waxe woon bi mu leen recevoir li des ci seeni koppar balaa yàgg dinañ ci jot bu ñu déglu ki leen di manipuler bu ñu wax ak ñoo xam ne li leen intéressé rek mooy ku taal dëkk bi te dëkk bi nag ki nga xam ni moo ko jiite muy le premier magistrat de la ville muy le maire Talla Sylla jàmm la bëgg te jàmm la fi woote di tëje rek di leen wax comme ni mu leen ko daan defale rek maire Talla Sylla moom ubbil na leen buntam ay collaborateur am ubbi nañu seeni bunt lépp nañu ko teg ci waxtaan ñu waxtaane ko li des ci seeni koppar ñu jot ci jàmm ni ñooy ñu dem continuer seeni liggéey du tere maire fu mu leen war a taxawoo fu mu leen war a jàppale ci jafe-jafe bu ñu nekk ñoom tailleur yi dinañ ko gis mu taxaw seen wet ñëw jàppale leen parce que nag moom loolu mooy cëram looloo taxoon ñu fal ko te ci loolu la ne te xam na mission